ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi ci xabaaru marax yi bokk na ca ni xaalis bon baa ngi wuy di lëmbe Sénégal lañ ci mujj jàpp bokk na ca ni ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay millions ci ay milliards sax yoo xam kon du xaalis bu baax foo la lu ni mel tax na commerçant yi askan wi ñëpp tiit bu defu ndànk ku ci jox koppar mën ngaa dajeeg bu bon boobuleen dañ ñoo gëstu Abdourahmane li ci biir xabaar itam dañ ca bokk leneen soxal mbirum paju gi hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba waa SAMES ga fa nekk ñoo xëy wala seen naxaru xol génn toogaanum ñaxtu lu ko indi mooy ka fa nekkoon benn médecin néphrologue moom lañ fa jëlee yóbbu ko diwaanu njum lii moo métti kër docteur ñu jàpp ne bu defu ndànk kenn ka fa nekkoon bu fa jógee mën naa naga man liggéey bi daañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi ak ànd ci correspondance Gora Ndak Lo doon ci bokk itam tabaski ñu ngi koy waajal donte ñu ngi nekk jamonoy crise sanitaire ak ànd crise économique ñàkkum koom boo demee ci marché asale moom doo ko yëg ndax njënd maak njaay maak waxaale ma jàppal bàyyil baa ngay jaabaa jóge daañu ci ànd ak gëstu moomu du daañu ci boy yeneen ponk ci xibaar nit ki ñu songu faram-fàcce gi. ñu gërëm leen caani bi ak ñun nuyu leen bu wér ci ni ngeen wóoloo sunu ay programme bay ànd ñun ci xabaaru marax ci ITV ñuy tàmbali ci xibaar yi soxal mbirum lii di mbirum Ndiaga Ndour jàppale ni coowal digganteem ak 2STV ci mbirum ab signal bu doon jël ci dëppwul ak yoon lu ni mel tax na yoon tegoon ko loxo démb Ndiaga Ndour doon ko daal di placé léegi ci contrôle judiciaire maanaam koo xam yoon da koy may gët du mën a génn réew mi passeport am te na ko te itam aju bu na njëkk ci weer yi doona dem signé wañu ne mi ngi ci biir réew mi en attendant ñu càmbar ay mbiram loolu mel dañu toppaan incha allah boobu lépp xibaar ca na mu gën a yaatoo ñu fàttali leen ni di nga xam mooy ëttu attekaay bi dénk 8e cabinet bi mooy saytu dossier bu ni mel beneen dossier bu nuy saytu mu war a jëm pinc réewum Sénégal mooy ci député yi waxtaan la bu nu war a yaxal ni ab loi jëm ci soppiteem code électoral bu Sénégal lu ni mel ginnaaw mën ko waxtaanee ci conseil des ministres projet war a dem ci pinc réewum Sénégal député daal di koy war a signé lu ni mel nag waxtaan ci tey ji waxtaan gi bala ñuy ñëwaat di ko jébbal commission yi ñu waxtaan ci seen biir waaye itam waxtaane ko ci ëllëg ñu indi plénière ci kanamu ministre bi dénk kaaraange réew mi intérieur ci loolu député kenn ci ñoom di Aliou Dembourou Sow kàddoom jot na jip dénk na ko suñu reporter. dañuy ñëw tey xam nga li ci jiitu mooy ouverture section l'année 2021 bi section unique maanaam assemblée dafa am charte boo xam ne moo ko tënk ci bu muy ubbi ak bu muy tëj ak li ñuy wax section unique boo xam ne seule section la ci année bi yëpp. donc nag li ñuy fii dajale tey mooy ubbi section boobu donc nag ubbi nañ ko mais lu jiitu loolu député yi jot nañ projet de loi nga xam ne dafa concerner code électoral bu réew mu Sénégal danañ ko gëstu xool càmbar ko doog a dem commission comme nag xoolaguñ ko am na ñoo xam ne sax léegi lañ yegg si ala kulli al ñu xool ko boo pare mën ci addu mën ci waxtaan commission bu pare dem plénière bu ci yàlla ande comme nuñ ko doon liggéeyee rek bu ci yàlla ande. muy noonu ubbiteem session bi nga xam moo soxal ngëmloo bi député yi amal buñ tolloo fi ngir tàmbali seenu liggéey soxal Sénégal la leen soxal Sénégal mooy ñi fagul fenn ci wàllum nguur ñu di wooyee organisation civile bi ñoom itam ñi ngi nekkoon ci ëngëmlu ci seen biir kenn ku ne becc xelam la mu xalaat ngir ñu war a mën a am état bu dox ci yoon li ñu bëgg mooy askanu Sénégal ku ne mën a dugal loxoom ci càmbar ni réew mi doxee mooy xam koom-koom geek ñeenu ko dénk kum ci man di doon ñu amuk leeraange ci na nga koy yore muy sunum koppar loolu lépp nag tax na dañ caa boole ndaje muy yaatu moo xam ne bi yenn sax ci ndaw gouvernement bi teewe nañ ko ngir ñu war a mën a fexe ba lépp loo xamante bi mooy seenuk nekkin ngir ëllëgu Sénégal yi war a mën a ñoŋ ñu xuus ànd ci ak gëstub Mamadou Dia ak ma Fall Fall. fexe gunge askan wi nu ñu saytoo doxalinu nguur gi loolee mu bétu bile atelier ki ko jëmmal di ab consortium ëmb yenn ci ay mbootaay yu société civile la COSYDEP ONG 3D ak forum civil di ci weccoo ay expérience mooy bépp jumtukaay boo xam ne citoyen bi ci wàllu droit ci wàllu nit ak ci wàllu moyen institutionnel maanaam ay jumtuwaay institutionnel dina ko utiliser pour mën a saytu lépp loo xam ne tërëlin la te gouvernement bi def ko ne dafay jëmal kanam wàllu ndox wàllu foncier wala wàllu napp ji. kuréel yi ci société civile bi ñoom li ñu bëgg moo di gunge sénégalais yi ci ñu may bët doxalinu nguur gi
ñu ne nañ boole suñu doole boole ko ak ñi nga xam ne ay institution lañ ñoo xam ne mën nañu ubbil seen bunt pour permettre aux citoyens yi ñu mën a exercer ce contrôle citoyen ba tax na ñu ne nañeen boole tey jii ku nekk wax ñu naka nga exercer ce contrôle citoyen ci sa domaine mu nekk benn partage d'expérience buñ ko defee ñu taataan ko tënk ko. consortium bi bëgg a jëmal itam yeneen i pexe naka noonu yaatal ay activité ma fépp ci réew mi. li benn mbébét la parce que bëgg nañu également exercer ko ci yeneen localité ci yeneen terroir parce que Sénégal dëkk bu nekk ak spécificité am ba demee Matam li ñuy jooy bokkul ak li ñuy jooy ak waa Kolda di jooy bokkul ak li waa Ndingler di jooy bokkul ak li waa Louga di jooy bokkul ak li waa Dakar di jooy ñu ne askan boobu nañ jël également seen matuwaay ñoom am ay outils yoo xam ne bu ñu sukkandikoo dinañ mën a jokkar bi gouvernement bi daan nekkat li nga diggee woon li nga def li mu manqué wala li defuloo ko. consortium bi ëmb mbootaay yi ci société civile bëgg gunge askan wi ci mu gën a njaxlaf ci may bët gi ci doxalinu nguur gi. Mamadou Dieng jaajëf xabaar yi wéy ci beneen mbir ginnaaw Thiès ba ONAS nekkoon waxtaane fa plan d'assainissement ngir Thiès tey jii tamit Diamniadio moo ay ci mbir mi ñoom itam am nañ seenu plan d'assainissement ndoxu taw yi ak ndox yi génn ci kër yi nu su ko war a mën a waggareem ba du lor kenn ci mbedd mi lu di mel nekk na waxtaaneem Diamniadio bokk ci dëkk yi nga xam te ne bii avenir bu Sénégal lañ ko ci séntu ci lu bari mu am ci cëx bu ca doxal koppar gan jàpp ni mooy doxal boobu le plan li ko manqué téeméeri milliards lu néew la lépp waxtaan am na ci teewaayu kilifay goxu Diamniadio ñu ànd ci ak gëstu maam Seynabou plan bu ñu xayma ci lu tolloo 95 milliards ci suñuy koppar xool nan la ñuy lijjantee ndoxu taw yi ak ndox yu bon yi moo ko tax a jóg pôlu Diamniadio nag yii les travaux bu jeexee waratul am problème mu assainissement. mën nañu assainissement bi ci ñaari fànn la ci gestion ndoxu taw yi la pour prévoir yi nga xam ni moom la ñuy wax inondation yi mais li nga xam ne mooy ndoxu gaanuwaay yi ndoxu yi nga xam ne mooy jóge ci kër yi ak yeneen établissement industriel yi yooyu aussi donc dafa nekk système boo xam ni bi jël na ko prévoir ko phasé ko donc ci phase boobu nag il faut que acteurs yi xool suñ ko exécuter ñu jéem a respecter donc ces phases là. ñu tànn Diamniadio ci bii plan li ko waral lu yomb la. waaw boo gisee ñu taamu def plan d'assainissement pour Diamniadio Diamniadio dafa nekk dëkk boo xam ne muy commencé juddu na commencé sortir de terre comme ni ñu koy waxee am na ministère yu bëri yoo xam ne tey jii fa la ñu nekk am na aussi kër yu ñu nekk di fa tabax ndax yéene bi mooy à la longue Diamniadio mën a jël une partie population bi nga xam ne moom mooy Dakar nga xam ne tey jii nii xat na xat boo xamante ne war nañu bëri mën a dem vers Diamniadio loolu. defaraat yàqu-yàqu yu njëkk yi ak fexe du Dakar féexee mooy solowu PAD bii. waaw xam nga Dakar fi mu toll nii dafa population bi dafa dëkkuwaay bi xat na xat nga xamante ne que ni bi ñuy tëgg Diamniadio dañu jàppoon ne ñi nga xam ne dëkk nañ Dakar dina mën a am ñoo xam ne dinañ ci jóge dem dëkk ji biir dem dëkk Diamniadio loolu moo tax ñu délocaliser woon ay yenn ministères yi yóbbu ko foofu dem un peu vers Diamniadio nga xam ne dëkkuwaay bi dina gën a mën a yembali. plan assainissement bu Diamniadio dafay nekk loo xam ne dafay dugg ci ni ñuy fexee ba dëkkuwaay yi mën a yemb fii ci Dakar gën a féex. maam Seynabou Babou jaajëf du ànd ak yow ba tey dañuy wéy ak yow ndax maire bu Diamniadio Mamadou Moulaye Guèye kàddu jot naa jépp jëm ci boobu le plan bu am solo ci gox bu ni mel dañu nag plan baax na waaye gunge ko mu ñàkk ay jëmtukaay yu tax ba gox ba soppi doxin ndax mbir mi dafay ñëw ci waxtu ko soxla ndax Diamniadio dafa yàggal lottu loof latikaaf ci yooyu jëmtukaay ñu teewlu kàddoom. Madame le gouverneur, je crois que solo bu am solo la. puisque ñëpp xam na ni Diamniadio mooy nekk tey jii mel na ni ñaareelu dëkku Sénégal deuxième ville Sénégal ba tax na lépp loo xam ne lii war nañ ko fa def ci infrastructure ña ngi ko fay def te fii ay at lépp dina fa am kon du loolu nekkee ma jàpp naa ni le chef de l'État jàpp ni war na donc li nga xam ne lii war na fa lépp lu war na fa am surtout li nga xam ne lii mooy mbirum assainissement parce que ñëpp xam na ni
assainissement fu mu amul cadre de vie lu ci bari dafay des nekk ni doomu aadama lu bari day des ba tax na donc loolu lu war la donc ñu ciy bëgg di ci kontaan bu baax pour que loolu lu mu gën a gaawe mu mën faa am parce que ñëpp xam na ne tey jii Dakar xat na fees na te ñi ci ëpp dëkk Dakar ñëpp jàpp naa ni fii juróomi at fukki at ñi ëpp ñu ngi ñëw dëkk si Diamniadio. du génnagul Diamniadio ndax foofe ñu ngi fa tabaxal li nga xam moo di université bu duppee professeur Amadou Mahtar Mbow liggéey ba ma ngay sori ka ko yore ministère ba dénk liggéey ba ak it chef de chantier bi nii fi mu toll li fekk ñaari weeru yàlla lépp dana sotti daana ko jébal état bu Sénégal liggéey bi xam dox lu ni mel nag dañ doon nemmeeku liggéey ba ànd ak jëwriñ ji loolu lépp dañ ciy xuus ànd ci ak gëstu El Hadji Babacar Seck. téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya ci liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy amal ci université Amadou Mahtar Mbow bu Diamniadio pare na nar a am ci lu tollook juróomi junni lal ñu tas leen ci ñetti bâtiment ak benn restaurant université Amadou Mahtar Mbow ci diir bu gàtt liggéey ya dana pare. tey nag chantier bi gis nañ ne gros œuvre li ñuy wax gros œuvre def nañ ko ci 90%. 10% yi des jàpp nañ ne fii ak weer wi de dinañ ko sottil te même fii ak weer wi de sax jàpp nañ ne li ñuy wax finition dinañ ko commencé ci yenn bërëb yi am na ci sax yuñ ci commencé gis nga ay faux plafond yi ñu def parce que liggéey bi ci testé xool nan lañ koy defee gis ngeen ni mu amee parce que boo visité chantier bi gis nga ne li ñuy def fii lépp dañ koy xalaat balaa ñu koy def testé ko xool ni muy def loolu tamit ma ci sant entreprise DSC. ci yéexaayu liggéeyu université Iba Der Thiam bu Thiès jëwriñ bi mi dalal xel yi xam le ni état bu Sénégal signé na ab avenant fileeg ñaari weer liggéey dina pare. oui Iba Der Thiam bi nekk Thiès defe naa foofu liggéey bi commencé waat na amoon na ay gàllankoor yi nga xam ne ay gàllankoor administratif la budget bi woote woon nañ ko ren mais dañoo waroon signé avenant bi li ci am mooy bi ñuy def cahier de charge bi ministère de l'enseignement supérieur dafa délégué woon dafa amoon benn maître d'ouvrage délégué kooku cahier de charge bi mu defoon ba ñu demee ba liggéey bi pare parce que liggéey yi pare na à 95% ñu gis ne am na ay lot yi nga xam ne bokkul woon ci cahier de charge bi ñu amoon ci ay difficultés ak banque mondiale bu nga xam ne moo nekkoon ci projet bi loolu moo tax mu jël temps mais du leneen bloqué na fi ay at yu bari ñaari at ma fekk problème boobu am fi amay problème impense ba mu ñëwee lijjanti nañ ko tey ñu ngi entreprise baa ngi liggéey fi ñaari weer dinañ ko réceptionné. ndongo yi nekk ci université Amadou Mahtar Mbow yi nga xam ni door neen seen njàng ci njeexitalu at mi dinañ mën a dem ci Diamniadio daloo daara ji nga xam ni ba mucc ay lay doon ci kàddu jëwriñ bi ñu dénk njàngale mu kawe mi. jaajëf El Hadji Babacar Seck xabaar yi ci benn mbir dugg ci wàllum koom jàppale ni xam ngeen ni Sénégal ak France ñi ngi lëkkaloo ci wàllum jàppalanteem fexe ba département yi ak communes yi mën a loppanteku ba nekkinu askan wi gën a ñoŋ waaye nag bi defee xayma ci boobu lépp lëkkaloo ay at bu baax léegi ne ñu mbir mi dox na lan doon séntu lu bari am nañ ko ci donte nag waxtaanee ak xalaat yi day gën a wéy ngir ñu gën a mën a am njariñ ci wàllu guddi mel ndaje ma nga amoon daanaka ndar ci teewaayu Momar Ali Signan correspondance. Institut français bu Ndar dalal na lël boo xamante ni dañ ci doon waxtaane lëkkaloo bi am ci coopération décentralisée ci diggante réew France ak Sénégal mu jëm surtout ci wàllub taxawu ndaw yi ak jigéen ñi ci wàllub xëy. ubbi fi tey jii ci suba ab lël ba nga xam ne nag wàllum capitalisation lay waxtaanee ak ñi nga xam ne ñoo di élu yu Saint-Louis ngir nag gën leen mën a jox ay xibaar ñoom collectivité territoriale yu Sénégal ci lépp lu nga xam ni soxal na wàllum capitalisation jàlle ko ci ab dispositif commun waaye itamit gën leen mën a xibaar ngir nag gën a yombalal partenariat bi diggante ñaari dëkk yi. délégation sénégalaise bi mu rafetlu bu baax a baax li mu projet yi nga xamante ni jot nañ ko financé ci programme bu ni mel. ñaari commune bu ñu àndee wala ñaari département d'accord ci ay projet bu ñu déposé ci financement yoo xam ne une partie France la une partie Sénégal dañu leen di jox ay financement ñu ñëwoon ubbi atelier boobu li nga xam ne nag moo ci am mooy 69 projets financé nañ ko depuis 2015 bi nga xam ne si le dispositif existé tey nag ñu ne vraiment jàngat yi nga xam ne am na bi ñuy teg projet yooyu muy ay jàngat yu am solo dañuy ñëw capitaliser ko maanaam
jéem a xool naka ak nan la koy dañuy def ba yeneen i communes yi nga xam ne wala département amaguñu ay partenaires ñu mën a jariñu ci expérience yooyu foofu. gannaaw sëggub lël bi dem nañu ca xerub géej ga ngir nag doonoon nemmiku liggéeyu pour digue de protection côtière ba nga xamante ni ña ngi ko fay def waaye nag rafetlu nañu anam ya nga xamante ni noonu la liggéey bay wéyee. Momar Alice Nia jóge Ndar xatar bi ko jëm daanu gànjaay ànd faak Adama Sakho fi jàppale ni kon waxtaane wàllum koom moo tax jóg maire ba ban fa sampee ab bureau économique atum 2019 bu baax léegi ma ngay dox nag waaye maire ba ni moom lu mu bëgg mooy fexe ba gànjaay jóg wàllum koom lu pantiku ba nekk royukaay ci mbooleem commune Sénégal yi ci wàllum koom fexe ba ndaw ñu am xëy waaye itam jigéen ñi moom seen bopp ci lépp lu ñu yëngatu correspondance. fexe ba suqali meññeef yi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ci commune bu Gandiaye su ko defee nag ñu mun a jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi ñu mun a am ci lu ñu jàpp loolu nag moo soxal jamono ji nga xamee ne ñoo ŋànk boobu la commune. suñu fashion lu si gox boo gis la nekk ca gox ba mu nga jéem a valoriser d'abord alors jigéen ñi dañ ci am ndax transformation bi am na xorom am na crevette am na céréale am na lépp loo xam ne dinañ ko fexe ba ñu leen jàppale ci industrie de transformation yi dañuy def domaine industriel boo xam ne uniquement li koy tax a jóg mooy transformation des produits locaux ñu jëm fa dugal jigéen ñi développer la petite industrie boo amee industrie yu mag aussi ñu ñëw ndax ñu ngi liggéey ak G3D wax ne dañ leen jox mandat France lañ nekk ñu dem seeti usines ya nga xam ne bëgg nañoo ñëw Afrique te duñ polluer duñ indi dara ñu ñëw ànd ak ñun fii. liggéey bi nga xamee ne nag conseil départemental bu Kaolack ak commune bu Gandiaye yàgg nañ koo def dinañ ko gën di wéyal ngir gën a mën a jàppalante. Kaolack déjà ñu dañu liggéey ak toutes les communes département rawatina commune bu Gandiaye ci programme yi ñu arrêté social yëpp tey soo génnee léegi ñu ngi ci capteur à Moussa département moo ko monté ñu ci Gandiaye boo demee si mairie ba tey da ko fekk numérisation de l'état civil c'est un programme du département ñu yóbbu 12 communes département ñu numérisé l'état civil te état bi ñu doog a toll mais tey si wàllu xorom ñi bay xorom nekk Gandiaye bokk na si ndax programme boobu gën si plateforme bu regroupé toute commune bu département bu Kaolack 8 ñu nekk si département bi 2 yi nekk département bi ngi neew muy Badaxour ak Diakhou mooy wane ne ñu liggéey ak commune bi. Fondation Konrad Adenauer moom itam fas yéene na jàppale commune bu Gandiaye. Un des buts de la fondation c'est la contribution à la citoyenneté et pour ça le volet. Fondation Konrad Adenauer li ko tax a jóg ñëpp xam nañ ko moo di tabax ab citoyen wante nag wàllum koom lañ ngi yëngu bu baax fexe nag ba suqali lii di gox goxaan yi na itam loo xam ne yitteel nañu te loolu lépp nañ ci taxaw bu baax a baax. Et quand on parle de décentralisation alors on est forcément dans les collectivités rurales. jamono ji ñu nekk tembe nag ñi nga xamee ñoom ñoo ŋànk commune bu Gandiaye fas yéene nañ nag suqali li nga xamee ne moom moo di wàllu mbéy mi ak wàllu napp gi su ko defee day mën a gën a jëmal kanam seeni commune. jaajëf Astou Mbaye ak Adama Sarr ci daanuk Gandiaye ñu di wax ci leneen soxal mbirum koom jamono nga xamante ne bii ñëpp a ngi waxtaane mbirum xaalis di yaxantoo ko kocc koccal waaye jàppale di ndekete koppar gu bon gaa ngi lëmbi réew leen wax ay faux billets lañ ci mujj jàpp mooy brigade gendarmerie bu Kër Massar moo ko teg loxo toll na ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti milliards ci faux billets lu ni mel tax na njàqare am na ci askan wi commerçant itam rawatina ñoom ñëpp seen bakkan daanaka mu ñu joxatu gerte jàpp ni ëllëg mën nañu liggéey ba noppi jot leen xaalis bu bon mu leen di dal loolu lépp la ñuy xuus an ca gëstu Abdourahmane li ak Mafal Fall la. daanaka mun nañu wax ni waa Kër Massar nelawatuñu ba yandoor gannaaw faux billets maanaam ay xaalis yu bon yu jéggi dayoo yu ñu fa jàpp lu toll si ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti milliards suñu koppar muy mbir bu Awa Sarata Dieye mënta comprendre. tey da ngay dégg ay milliards ci ay faux billets loolu ñun en tant que ñun ñi di liggéey ci administration war nañu saytuwaat bu baax a baax xool nan la ñu jëfante clients yi pour bu ñu joxee xaalis nan la ñu moytoo ci faux billets yi. parce que tamit ñu jox la faux billet nga yaakaar ni comme boo amul benn genre expérience ci faux billet bu ñu la ko joxee da nga koy yaakaar utiliser ko loolu mën na la dem ba porter préjudice. fexe kon ba ñoŋal kaaraange gi ci frontières yi pexe bi ngir moytandiku mbir yu ni mel ci xalaatuk Alioune Sarr. moo tax may ñaan nguur gi muy gendarmerie muy pour les forces de sécurité en général
ñu gën a redoubler d'effort sécurité bi ak contrôle bi ak au niveau des frontières parce que kenn xamul parce que temps yi passé gis nga li ñuy jàpp ci biir géej gi ay bateau yoo xam ne ay drogue la ñu jàpp ay cocaïne ay lu kenn xamul. ay bés dong ñu ne tabaski El Hadj Sylla ngi dëggal ni ñoom di jaaykatu xar yi mbir mi maanaam faux billets yi yombul si ñoom ñu xàmmee ko bu mu yéegee faux billets yooyu yëpp ñu jàpp nag mi ngi xamle ni dina dolli gën a bàyyi xel si mbir wu ni mel. instant yii nga tax ma gën a mën a moytu gars yi léegi instant yii jot naa jaay mais nga tax lu ma jaay nii ma dem xoolaat xaaja noonu. am na année boo xam ne du ma la nax temps yi euro yi xewoon faux billet gars yi bëggoon nañ ma fi teg ay euro faux billet moom mujjee bañ pour xaalis ma ne non non xaw ma ko mais comme les CFA la gars yi di wax ni léegi en plus milliard du million milliard loolu dafa bëri. si ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti milliards yooyee ñu jàpp ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti millions yi ay faux billets wu téeméeri euro la muy mbir wu indi njaaxare si àllu lii di kilifa si bile bureau de change ñu xam le ni sax benn machine lañu wuti ngir mucc si xaalis yu baaxul yooyu. dañuy ñëw gagner sa confiance ba nga ne yow la ñu daal di xëy cor say tànk léegi nag comme machine yaa ngi fii ñun dañuy jël ci machine yi di ci jéem utiliser boo ci yàggee tamit dina dem ba di nga xam li baax ak li bon parce que buñ la ko joxe automatiquement di nga ko xam. ñeenti nit jàpp nañu leen jamono ji si mbirum faux billets yooyu ñooñee ñu jàpp nag nar nañu yóbbu tax der yi si ñu lëkkaloo la si mbir moomu. Abdourahmane Ly jaajëf xabaar yi wéy dugg ci wàllum paju jàpp leen ni hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba tey ji amoon na nox la koy indi mooy ña bokk ca SAES ne ca boobule fajukaay ñëw xëy wane seen naxaru xol toogaayab xondu la ñu xëyee lu ko indi xondu gi mooy kenn ka fa nekkoon di médecin ci wàllum néphrologue lan daal di yóbbu ca njum jëlee ko Touba ñooy nag loolu xel mënu koy nangu nekkul lu jaadu ndax moom rek moo nekkoon ca goxub Touba di saytu askanu ci wàllu guddi mel li moo tax seen kàddu yëpp ñu xuus Touba ànd fa correspondance su Gora Ndak la. médecin yi nekk ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba bokk ci syndicat des médecins autonomes du Sénégal yëglu ginnaaw ba ñu naqarlu affectation médecin néphrologue buy saytu lépp lu jëm ci wàllum roño ci dëkk bu sell bi ci noonee secrétaire général bu SAMES sous section bu Touba di xamle ne loolu lee ànduñu ci. léegi tey jii boo gisee ñu taxaw di def sitting mooy dañoo gis ne dañoo affecté suñu benn collègue mooy ki faj wàllu roño te affectation bi jaarul yoon parce que moom mu ngi fi lu mat juróom benn at di liggéey ci hôpital bi di liggéey bu rafet ñëpp kontaan ci moom waa dëkk bi kontaan ci moom mu nekk ñi nga xam ne ñoo njëkk a nekk médecin néphrologue ci Sénégal nangoo jóge Dakar ñëw ba fii nga xam ne ëpp na 100 kilomètres de Dakar pour ñëw liggéey fi boobu ba léegi muy góorgóorlu jàpp ci tabax bi ñu tabax ba fépp pratiquement egg na muy centre de dialyse boo xam dina am fanweeri machine ak juróom loo xam ne pratiquement amul fenn ci Sénégal Afrique sax boo ko fi wër dina jafe kooku ñu xëy affecté ko ci loo xam ne nii nekkul lu mu def ñu yëg ko wala ñu wax lu mu wax ñu dégg ko ñu affecté ko tëb affecté ko fu sore njum loolu nag lañ ne moom d'accord ci ñun syndicat bi nga xam ne ñooy toppatoo wàll woo ñu ne d'accord ci. ci noonee secrétaire général bu SAMES sous section bu Touba sàkku ci kilifa gi yor paju gi ci réew mi mu xoolaat jëf jooji léegi. fële nee nañ amagul centre de dialyse service ba mu nga fa mais amagul centre de dialyse ay machines yu ñuy utiliser di def dialyse amagu fa. waaw même bu demee foofu aussi mën nay liggéey di consulter yooyu mais dialyse bi nga xam ne waaw moo amagu fa te ko moom ko expérimenté la ku xam liggéey ba ku ci xarañ la dem sax ba France def yeneen diplôme li ñu bëggoon mooy mu ñëw ci centre bu mag bi nga xam ne nii moom moo gën a yelloo ak moom mu diriger ko fi ñu toll nii ak centre bi war a ubbi lu ëpp lu mu dee war naa mat ñaar jëm ñett mooy tax liggéey bi dox ni mu war a doxee te centre bu mag boo ko amee toppatoo malade yi mu laaj yëpp dafa laaj ay médecins yu bari yu am xam-xam yu mën a toppatoo malade li mu ñu amal toogaanu mu ñaxtu médecin yi nekk ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba bokk ci SAMES ne fas yéene nañoo amal yeneeni plan d'action ci bés yi ñu dëkkmal bu kilifa yi yelu yàbbi ci lu ni mel. jaajëf Gora Ndak Lo xabaar yi wuy ci beneen pàcc bu soxal tuuti bitim réew ay si xam ngeen ko wala ngeen dégg coow li ka fa nekkoon njiitum réew la ñu faat bakkanam benn waaye taxi ngànnaay ñu koy wooyee commando moo daal di def googu lekk njombeem këram nga mu nekkoon doon fa dalloo fa la ko fekk lu di mel tax na ñaawlu ak njaaxle am ci wàllu gu mel moom ci Jovenel Moïse lu ko faat jàppes na ni loxol nit génnu ci maanaam am na ñu am dëgg-dëgg intérêt ngir def njamee gu mel jàngat ba dañ ci ànd ak nga xam moo di Daouda Tall mooy jàngat moom jëkk na ci kàddu Seynabou Babou. dégguñu daanaka ñu ne coup d'état au sens politique maanaam nit ñëw na
faagaaga rendi na président jël pouvoir loolu amu fa tey premier ministre bi mooy ki nga xamante ne mooy gérer situation bi décréter état de siège assemblée nationale bi fonctionné tul woon mu am crise politique boo xam ne moo jiitu xew-xew bi ñu jàpp ne que aussi am ñu jàpp ne président bi mandaam jeex na ñii ne mandaam jeexul parce que élection yi ko njëkkoon a fal dafa amoon dañ ko annulé woon ñu defaat yeneen ñu xool jiixi jaaxa boobu daal am si maanaam ci contestation yooyu donc crise politique boobu dem ba conduire ak li xew tey boole si aussi ay bande wala ay cartel yoo xamante ne des milieux affairistes président moom si boppam ci milieu moom tam businessman la entrepreneur la woon am na ñu ne am na ñu règlement de compte am na ñu ko tudd ba léegi kenn mënagul wax lan la mais gang yooyu nga xamante ne ñi ngi zone boobu ñuy wax Amérique centrale Amérique latine jege ko foofu drogue bi dafa am solo aussi ñuy jàpp ne dina am bande armée yoo xam ne dañuy dem ba gën a am doole réew mi si boppam maanaam état bi du mën a sax contenir bande armée yooyu loolu bu amee si réew rek dafay nekk lu dangereux dañ ko doon observer nag ci wàllum Haïti donc bu ñu ñëwee si loolu mooy daal maanaam tey ñu ngi xool situation bi nu muy évoluer comme mais li ñuy ñaan rek mooy peuple bi mën a relever. mu ngi noonu kàddu ko Daouda Tall doon jàngat la xew ci ay ak njiitum réew ma ñu faat bakkanam na gën a démb xabaar yi wëy ju dinaa ko sàng ci boppi xibaar yi mooy tabaski bi ñu dëgmal jàppale ni kon doon ñu ngi nekk jamonoy crise économique ndax Covid bi moo ko sookeem boo demee ca marché HLM doo yëg ni ñàkkum koom am na ci ñenn ñim yoo xaale baak jàppal bàyyil baa ngay jaaba jonge tuuti ak natt lu ak dagg lubam Mamadou Dieng xuus ci seen biir reportage. marché HLM teel faa yegg si terewul a fekkee ambiance bi jëm ci wàccaayu tabaski bi commerçant yi client yi di xëccoo ak oto yi yoon yi tabaski bi jege si marché bi xumbu Ibrahima Diop di ranger saagu jigéen yi muy jaay commerçant bi ne mu ngi ciy gis boppam. daana gën a xumbu de moom waa tane na quoi sant yàlla quoi par rapport ak daaw quoi xam nga daaw ma dafa tamay corona bi mais ren moo xaw a tane quoi yenn saa nga jaay xëy jaay ay 1500 yenn saa nga jaay ay 20 ça dépend yenn saa nga jaay 10. ñenn ci ay client ñoom gis ne njëgu yenn tissu yu mel ni basin dafa yokk. waaw dama ñëwoon jënd ci basin pour xale yi. après tamit marché bi affaire yi xaw na abordable na daal wax dëgg yàlla mais xaalis amul. basin laa jënd si woon pour xale yi. am na prix am na basin riche 5000 am na 3500 am na 1500 daaw laa gën a yëg sama bopp waaw daaw laa gën a yëg sama bopp nag wax dëgg yàlla. Mbaye Samb moom étudiant la ab boutique d'habillement moo ko jël ngir muy xumbal DJ Mbaye nu ñu koy faral di woowee lii da koy def ngir fajay soxlaam. man animateur la donc animateur présentateur donc di liggéey ci wàllu musique waaw et aussi en tant que musicien aussi dama ko fàttee wax donc ñëw fii aussi di leen animer. non maa ngi gis sama bopp parce que je suis étudiant mais tamit étudiant bu gëm sa bopp nag parce que du ma toog di xaar kenn depuis bi ma amee BFM laa gëj ne sama papa nag may jox sax man laay dundee. Tabaski bi jege si marché HLM xumbu yenn ci ay commerçant tàmbalee gis seen bopp bu baax ci njaay mi ñeneen di ay client jàpp ne njëgu yenn tissu dafa yokk. jaajëf Mouhamadou Dieng jaajëf tam ci ànd beek ñun ci TV li moo la laaj ci xibaaru maraxim ñu bàyyi leen ak bloc d'information bi la Total Alxasana Fall wéyal ila liqa